aljuma fukki fan ak juróom-ñeent si muharram rakkat ji gàmmaatum ji ñeenti téeméer ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm si xibaar yi marax gi di ci gën a fës sa Wassadou di ab gox boo xam ne mu ngi nekk sa diwaanu Wélingara foofu sa Kolda askan wa fa nekk nag met ba futt la ñu def yoon wu baax amuñu ko ngir dem géeg dëkk gi amuñu courant amuñu sax karange met ba futt ndox toll leen si baat askan wa génn ngir ñaxtu lu ni mel ndaxte nee nañu at nañu ba sonn kilifa yi saafarañ seen jafe-jafe waral lu ni mel ñu génn ko te gox la bu ëmb lu toll si juróom benn fukk ak ñeenti ay wilaas dinañu wutali Touba Mbacké si biir xibaar yi ak li nga xam te ne bii moo fa am ci wàllu màggal gi ndox mu doy ngir jëfandiku waral jëwriñ ji nga xam ne moo jiite OFOR amaleen fa tànki nemmeeku Alpha Bayla Guèye di dalal xel yi di wax ni ndox mu doy dinañ ko am si màggal gi ñu dëkkmal ay kàddu mag gësub ki nga xam te ne bii moo di suñu ndaw la ñu teewal si diwaanu Touba Mbacké dinañ ko teewal si biir xibaar yi ndak loo jeexal ak wàllum tàggat yaram li nga xam ne gën na see fës di li supp gaynde yi si wàllum wàllu coupe du monde 2022 bi ñuy amal sa Qatar ñaar fukk ak juróom ñoo xamante ni bii Aliou Cissé fës na ji dinañ si dikk si wàllum tàggat yaram nu mu gën a yaatoo toftal si li nga xamante ni bii si tàggat yaram mooy dañuy bàyyi xel jamono ji di li nga xamante ni bii moo di afro basket bi foofee sa diwaanu Kigali Rwanda gaynde Sénégal yi tey ji la ñuy sóobu si seen ñaareelu jongante ak waa Soudan du Sud 19 bu jotee lay doon mbokk yi lii mooy li gën a fës si biir jotaay ñes ki ñu def si faram fàcce. Sadou si diwaanu Wélingara Kolda askan wa fa mer ba futt ginnaaw bi nga xamante ni bii jafe-jafe dund dëgg la ñu am dem géeg dikk goo xamante ni bii dafa laati kaaf li nga xamante ni bii moo di ndox wala courant bu doy amuñu ko amuñu it kaaraange waral nag ñoom ñi nga xamante ne bii ñoo boot si juróom benn fukk ak ñeenti village génn ñaxtu ginnaaw bi nga xamante ne bii nee na jot nañ seen i baat kenn faalewu leen ndox toll leen si baat mëntuñ ko muñ moo waral ñu génn ñaxtu lu ni mel ñu dem ba Kolda fekk fa Seydou Diatta. naamu wàllu dem ak dikki baa ngi wéy diggante Wassadou ak yeneen gox yu fasanteku ci biir région bi wërngal këpp waaye yoon bi nga xamante ne mooy wutali commune boobee nekk ci peegu frontière bi diggante Sénégal ak réew mu Guinée-Bissau ci anam bu doy waar lañ nekk ba tax na askan wi yeewoo ci gox boobee di soññ nguur gi mu gëstu leen. ñun l'état central maanaam nguuru Macky Sall dañu fàtte ñun depuis indépendance taxawee ñun Wassadou xamuñu luy courant ñun Wassadou xamuñu luy goudron ñun Wassadou xamuñu luy sécurité. yoon baa ngi nii impraticable pour nga def saisie bu gën a daw ak tirage ak photocopie il faut rallier Kabendou Koukandé wala Vélingara Sénégal fan la loolu am. ci jamono ji daanaka mboolem dëkk yi nga xamante ne ñoo ëmb commune boobee di Wassadou ñoo bokk kaddu soññu nguur gi mu daal di dëggal Sénégal bu ñëpp bokk te yem. l'arrondissement de Pakour mooy arrondissement boo xam ne 64 villages 1285 ménages pour 20 000 âmes amul courant mu goudron musuñu xam luy goudron depuis indépendance bi tey du yoon courant tali sécurité mooy lépp boo ko amulee amoo dara lu ci def mooy ñëw sécurité bi cantonnement militaire ñu implanté ko fi parce que da ngay liggéey ba nga am nit ñëw yee la guddi ne la andi li nga liggéey sonn nañ ci loolu. chaque 2 jours dañuy am ay cas de vol maanaam ay gars yu sàcc ay xar ay nag di yóbbu beneen dëkk parce que lañ nekk militaire yi bu ñu fi nekkee dañu def ay patrouille loolu moo tax ñu bëgg cantonnement militaire. ginnaaw bu ñu fogee ci bunt yu bari amul genn coppite gi ñu nemmeeku ñel seen càkkuteef askan wi yeewoo ci commune bu diwaanu Wassadou dakkuñu bisakité di wàcc ci mbedd mi yëglu dakkuñu sax banque seen yoxo ci élection bu ñu dëgmal ni bañ a voté. Seydou Diatta Wassadou sa diwaanu Kolda ñu jógee foofee wutali Touba Mbacké dëkk bu sell ba di waajal li nga xam ne moo di màggal gi waral nag li nga xam ne moo di jëfandikoom ndox ma ñëpp di ko bàyyi xel jël ñi nga xam ne moo jiitee OFOR di wàllum forage yeeg li koy taxawu amaloon fay tànk nemmeeku si forage yi nga xam ne ñu ngi koy liggéey di dalal xel yi moom Alpha Bayla Guèye di xam ne ni ndox mu doy dinañ ko am si màggal gi ñu dëkk mal Touba Mbacké ñu fekk fa góor ndaag loog Thierno Faye. mu amal ab tukki nemmeeku ci Touba ngir xool liggéey yi ñi amal jëm ci wàllum ndox ci yenn quartier yi nekk ci Touba njiital office des forages ruraux dalal xel yi Alpha Bayla Guèye xamle ni ñàkkum ndox loolee fas yéenatu la nekk jafe-jafe ci askan wi. Daaru Karim ndax dañu seetoon ne foofu dafa amoon ay jafe-jafe yu tar bi ñu demee ci bi fekk nañu entreprise bi nga xam ne moom mooy yore marché bi mi ngi liggéey 24 heures sur 24 dañu am ay équipe yoo xam ni dañ ko fa teg ñoom wax nañu ne d'ici ñaari semaine rek wala ñetti semaine lu ëpp forage boobu dina pare
wax nañu entreprise bi nga xam tam moo war a def réseau bi ndax ndox bi su génnee ci forage bi il faut que mu am lu ko yóbbu ba ci kër yi donc entreprise boobu tamit ñëw nañu fekk sax moom mu def tracé yi ba gas ba dugal tuyau yi moom nee na dafa bëgg sax njëkk a pare forage bi comme ça su forage bi paree rek ñu def raccordement yi foofu tamit am nañu yaakaar ne dinañu amaat 4000 mètres cubes ndax suñu objectif moo doon 10 000 mètres cubes donc 4000 mètres cubes ak 4000 mètres cubes Touba Ndiarème mu nekk 8000 mètres cubes. mu dese lu yees weer màggalu Touba dëgmal si njiital OFOR xam le it ne jël nañu bépp jumtuwaay ngir événement boobile mën a mucc ayib. ensuite jël nañu yeneen mesures yoo xam ni mooy remplacer vannes yi mooy fi nga xam ne ndox bi foofu lay jaar yooyu yëpp dañ koy remplacer ndax vannes yi dañu gisoon ne amoon na ci lu am yu bëri yoo xam ni dafa yàqu woon yooyu yëpp tamit changé nañ ko réhabilité nañu forage yi ci 14 forages yi ñu décidé woon ne dañ koy réhabilité daanaka 8 yi presque réhabilité nañ ko ba pare donc liggéey bi ñu ngi rafetlu dëgg niñ koy wéyalee ci biir Touba. porte-parole xalif général kullu murit naka noonu it di njiital comité d'organisation bu màggalu Touba dalal ko njiital OFOR ne ndaw yi ñu yabal ci Touba ñu ngi def seen kéemtulaay kàttan ngir fexe ba yeggal liggéey jëm ci wàllum ndox mi laata magal di yegg si. Gora Ndack Lo di ko jaajëfal jëfandiku gi nag ñëpp xam nañ ne moom jafe na lool ci réewum Sénégal ngir jotandi ci ginnaaw suukar seek diwlin ji li nga xam ne moom mooy safal togg yi te bokk na ci li nga xam ne seen i njëkk daal di fulu loolu nag ñi nga xamante ne bi ñoo di jëfandiko yi yëg ko bu baax saytukat bi si wàllum koom Ahmadou Bamba Diagne moom li mu jàpp ni moo ko waral moo di doxin wi nga xam ne doxe nañ ko si premier wàgg beeg mesures yi nguur gi jëloon si wàllum yamale yenn yëngut yi ñi nga xam ñoo di askan wi njeexital yi doog di feeñ ñi te loolee ay bor yu métti yoo xam ne nguur gi jëlee na ko ci moo ko waral ñu daal di yokk li nga xam ne moo di njëgu jëfandiku gi te xel seen mu daal di amaat ab si réewum Sénégal ay kàddoom ñu teewlu ko ak Mame Seynabou Babou. ndax activité bi daan yëngu état da daan gagné lu bëri état bu wàññee activité bi nag li muy gagné day néew comme li mu gagné day néew le danger mooy état bi ay dépenses am du wàññeeku léegi day soxla toujours recette ressources yooyu muy soxla nag lenn lay def pour am ko mooy jéem a yokk ay taxes am léegi nga ñëw di yokk sa taxe fekk nit ñi di souffrir donc seen pouvoir d'achat wàññeeku te nga soxla xaalis te mënatoo koo lebbi bitim réew dina métti lool moo tax prix yi ñu augmenté nii moom xool naa boo xool mais gisuma fenn fu mu mën a wàññeeku. xam nga état bi daaw ba mbas mi commencé dafa jëloon ay décision ne nit ñi toog leen seen kër le mesure restrictive yooyu yëpp mesure yooyu nag boo ko jëlee day am effet retardé dina toog at soog a commencé am ay conséquences yooyu nag la ñuy subir fi ñu nekk nii gisuma ko ndaxte dañu fay fi ñu nekk nii décision yi ñu jëloon daaw te daaw weesu na mënuñu ko corriger waat donc dina naqari pour ñu gis saafara fi ñàkk baax moo tax ren jëluñu ci benn xam nga ren ñëpp dañuy gis président maye parti bi waxul deful dara xam nga bu baaxoon daaw li mu jëloon daaw lay jëlaat mais ren boo gisee lu virus bi virulent yëpp dégâts yi mu def yëpp président parti la def parce que xam na yi mu jëloon daaw conséquences yi mu ko jural ren te du ko bëgg mu jural ko déwén donc li ma def mooy noppi rek seetaan xam ni Sénégal virus bi mi ngi fi waaye réew mu néew doole doo toppandoo réew mu am doole di xool mesures yi mu jël nga koy jël. comme mu gën a ñoŋ si réewum Sénégal ubbeeku wutali biti réew waral ab xaatimo boo xam ne gën nañ ko fësal diggante ASPT mi saytu wàllum tourisme ak Air Sénégalais sa bi nga xamante ni bii mooy wàllum roplaan si réewum Sénégal ñu daal di ubbi roplaan yu duggee Sénégal wutali États-Unis wala nag di ab porox ndoll bu yaatu boo xam ne war nañ cee mën a jël ni fursa taxawaay bu mucc ayib xaatimo ba fekk war nañu ko Aïssatou Kane ak Bara Sow. commune yu Dalifort Yeumbeul Nord Keur Massar ak Kédougou ñoom leen tànn ci pàcc bu njëkk projet bi di tàggat ndaw ñi ngir am ci liggéey jëm ci pavage lii bokk ci programme bi nguur gi tëral tudde ko xëy ndaw ñi. lu tax ñu former leen c'est pour que ngeen am outil pour que ngeen am esprit d'entrepreneuriat mooy lan mooy kon ci seen biir suñu njort ak suñu bëgg-bëgg mooy dans quelques mois voire quelques années. dañu bëgg gis ay initiatives personnelles dañu bëgg gis parmi vous des entrepreneurs et non des employeurs permanents orientés dans le pavage de nos villes de vos villes et de notre environnement immédiat. projet bi nekk na mbégte ci commune yi nga xam ni dinañ ci mën a defar seeni gox
ci may xëy ndaw ya fay yeewoo. di wax ni projet bi nag projet bu yitteel commune bi la ndax façon biñ ko gérer moo neex mooy dafa dugal ndaw ñi ci xalaat yi mooy da leen boole mu am benn leeraay wala bu transparence bu am solo ba tax na commune Yeumbeul Nord moom nekk na preneur ci projet bi gërëm na ko nangu na ko ndax wutal say ndaw liggéey loolu kuñ ko wax ku ne di nga jóg taxaw. ndaw ñi nga xam ni tànn nañ leen ñu ngi am yaakaar ni dinañ fa jóge am xëy mu sax. liñ ciy xaar mooy accompagnement lañ ciy xaar jàppale ñu ci plan yëpp parce que formation yu bëri day am mais suite du am parce que du am accompagnement du am ñun nag liñ ci soxla mooy pavage lañu wax te dëkk bi je pense que fépp la ñu war a pare mu am ay accompagnement maanaam bu formation bi jeexee ñu jàppale ñu ba ñu mën di liggéey. ci pàcc bu njëkk bi ñetti téeméeri ndaw yu Dalifort Kër Massar ak Yeumbeul Nord dinañ leen tàggat projet bi bu yeggee téeméer ak juróom benn fukki junni ak juróom ci ay mètres carrés dinañ ko pavé ci Dakar ak banlieue lu tolloog téeméeri junni ak juróom benn fukki mètres carrés dinañ ko jagleel yeneen gox ci réew mi. mu nekkoon Babacar Seck di leeral lu toll si ñetti téeméeri ndaw ñi nga xamante ne bi jot nañ si wàllum tàggatu ak li nga xam ne moo jëm si programme xëyu ndaw ñi si wàllum papas di li nga xam ne moom la ñuy def si peggital yi ñu ngi ko doon junj léegi ànd ak ay sotukan bi yoon ak li nga xam ne moo di xatima gi doxaat diggante ñi nga xam ne ñoo di waa ASPT di ñi nga xam ne ñooy saytu wàllum tourisme si réewum Sénégal ak Sénégal SA di xatima guy gën a ubbi laa fi Sénégal si ndollu réew mi yëpp wala sax si biti réew ndaxte Air Sénégal dañu daal di ubbi nag seen dem ak dikk si li nga xam ne moo di réewum États-Unis dina ubbiwaat ay njëriñ yu bëree bëri ci wàllum comme si réewum Sénégal xaatimoo nga fekke woon nañu ko Aïssatou Kane ak Bara Sow. ab yoon bu bees buy naaw diggante Dakar New York Washington ngir sukkale lii di tourisme directeur général Air Sénégal rafetlu lu ni mel. fu ñu toll ni tey jot nañu waxtaan bi dafa Air Sénégal dafa toll foo xam ne soxla na taxaw ànd ak suñu secteur privé tourisme ànd ak suñu secteur privé hôtellerie ak agence de voyage yi pour ñu wax ñu lan la ci soxla pour ñu développer lu ñuy wax destination Sénégal ñun daal du ñun ñoo koy mën a développer ñoom ñoo ko mën faaw ñu ànd ak ñoom dem développer marché bi. jokkalante bi am diggante Air Sénégal ak agence sénégalaise de promotion touristique dina tax secteur tourisme sukkaliku Pape Mahawa Diouf duñu xamal li ni mel dina jaar ci benn programme. pàcc bi ci njëkk ni ñu bëgg a liggéey ak Amérique mooy d'abord dugg dans l'écosystème du digital il faut que ku ut foo bëgg soo duggee ci internet wala Facebook Amérique bi nga mun fa fekk Sénégal mooy lëkkaloo ak professionnels yi ne foofu tour opérateurs yi ak agence yi ànd ceeg Air Sénégal ak secteur privé bi tout benn magazine boo xam ne mooy spécialiste li nga xam ne mooy tourisme de mémoire. secteur privé touristique taxaw temb ngir ànd ak Air Sénégal ñoom nag ñu yaakaar ni vol bu bees bi dina renforcer tourisme diggante Amérique ak Sénégal. ñun agence de voyage yi li ñu bëgg mooy une collaboration France et sincère ak Air Sénégal on l'a toujours demandé te ñun looloo ñu war tey bu ñu wooyee ci jàppale Air Sénégal dañ ciy sawar di ñaan yàlla aussi mu nekk comme ni ma leen ko waxee léegi la première compagnie en Afrique. convention bi am diggante agence sénégalaise de promotion touristique ak Air Sénégal dina tax tourisme gën a sukkaliku biir Sénégal acteurs locaux yi gis ci seen bopp déggoo bi tam dina tax Air Sénégal gën a jëm kanam. Aïssatou Kane ñu wax lu jëm si wàllum politique ak waa APR yi nga xam ne ñoo nekk foofu si diwaanu Tëngéej ci kuréelu Benno Bokk Yaakaar gi lu ñu bëgg moo di boole seen doole ba li leen daloon 2014 du leen dal di ñàkk mboolem wil yi nga xam ne ñoo nekk foofu si diwaan ba loole nag li nga xam ne moom lañ ko bëgg a defee moo di amal ay candidat ñoo xam ne doomi dëkk ba si boppam ñoo di tànn ñu teewlu si Abdou Salam Gueye mi nga xam ne responsable la foofu sa diwaanu Tëngéej APR 2 ñu teewlu ay kàddoom si micro Babacar Seck. liñ ci jublu mooy ñun ñi nga xam ne ñëpp ñooy jàppale président Macky Sall muy APR muy Benno Bokk Yaakaar ak ñeneen ñoo xam ne sax ci mouvance présidentielle bi élargie lañ bokk ñu fësal ne ñun ñëpp ànd nañu nekk benn ce qui n'était pas le cas pour les élections locales yi weesu woon ñooñu nga xam ne ànduñu woon ñëpp léegi ñëw nañu joxante loxo ne kaay leen ñu ànd nekk benn sunu coalition bii nag nekk la coalition la plus forte de Rufisque la ca des liggéey de terrain la bu ñu war a def te fa ñu jëm nous avons la meilleure coalition bi nga xam ne mooy gagner élection yi
tant au niveau de la ville de Rufisque, du département, des 3 communes et même d'autres communes yoo xam ne bokkuñu ci Tëngéej danañ fa dem ut fa ñu mën a ànd ak ñun ñu jàppale ñu ñun tam ñu jàppale leen pour ñu ànd jëm kanam jox victoire bi suñu coalition. ndax tey déjà abordé nañu une partie de la question la ca des donc lu néew lay doon pour que ci communes yi ak ci ville ak département yépp ñu am ci sunuy candidat président nag nee na moom mooy tànn candidat bi ñun nag danañ œuvrer danañ liggéey ba nga xam ne candidat bi président di tànn ci commune bu nekk ci ñun lay jóge loolu moom ñun ñëpp d'accord nañ ci danañ ànd non seulement danañ ànd mais le candidat choisi ki président di tànn ñun ñëpp daañu ànd jàppale ko donc dynamique bii mën nañ wax ne mësul am ci Tëngéej. tàggat yaram dañ koy doole ak liste bi nga xam ne fasal nañ ko si gaynde Sénégal yi jëm si waajtaayub coupe du monde 2022 ñamal sa Qatar Aliou Cissé fasal na lu toll si 25 gaynde ñoo xam ne ñoo war a jongante waa Togo ak waa Congo jongante bu njëkk bi ñu war ko amal benn fan si weer sàttumbar si Stade Lat Dior bu Thiès beneen jongante bi juróom-ñaari fan lay doon sa Brazzaville gaynde yi mu fasal dellusiwaat na si li ko waral tànneef gi waaye tamit ñi nga xamante ne bi ñoom la war a janal ñu teewlay kàddoom Aliou Cissé. match boobu nag mën naa wax ni que xëccoo la d'abord entre Sadio Mané ak Naby Keita parce que ñoom ñaari yëpp ñooy joué Liverpool mais tamit ak Kaba Diawara nga xam ne joué na ak moom pendant 2 ans 3 ans Paris Saint-Germain mook ak man seen groupe bi pour éliminatoire CAN bi ci groupe Mali nañ newoon te perte ñu contre Mali 2e la ñu finir. benn défaite nañ fa am muy contre Namibie nga xam ne si suñu pour éliminatoire coupe du monde nañu bokk li ma mën a wax ci Guinée rek mooy que équipe bu baax la am encadrement bu baax am ay joueurs yu baax donc war nañu préparer match boobu préparer ko vraiment dans la meilleure des façons. Zimbabwe Sénégal mën naa wax ni que du affaire u tey Zimbabwe yàgg nañ ko joué 2017 daje nañu woon ak ñoom ñu leen a 2-0 mais xam naa ni que 2017 ak tey équipe bi changé nañ kon jar nañu bàyyi xel mu nekk équipe boo xam ne Afrique australe la nekk équipe boo xam ne pertul ak contre champion d'Afrique bi nga xam ne mooy Cameroun. Donc ñun ñoo war a def attention ci équipe boobu te foog naa ni que ñoom ñoo war a nekk suñu adversaire bu njëkk ci CAN bi bu ñu xamee l'importance su premier match d'ouverture yi souvent ci compétition yu mel noonu donc superviser leen tamit et les prendre au sérieux Malawi mooy équipe boo xam ne équipe bu surprise la Ouganda la ko ci dernier match bi pour qualifier. mais comme nuñ ko defee woon tamit ci Coupe d'Afrique ba lay mujjee ak Tanzanie nga xam ne amuñu woon information ci Tanzanie je crois que suñu warugar la tamit ñu jàpp leen au sérieux parce que Afrique tey amul benn match bu ndaw amul benn équipe ndaw. yéen gaynde di gaynde basket yi jamono ji ñu ngi ci afro basket bi sa diwaanu Rwanda Kigali ñu may àddoo ngeen di teewlu door nañu li nga xam ne moo di seen ñaareelu jongante ñeenti simili la ñu jongante ñoom ak Soudan du Sud la gaynde yi ñoo jiitoogun ci juróom benni poñ waa Soudan toll ci ñett di loo xamante ni bi mën ngeen koo topp en direct ci iRadio Pape Malick Diaw mu ngi leen koy digtal jamono ji ñu des foofu Rwanda ak ki nga xamante ni bi moo di ambassadeur pour Sénégal ba fa di Doudou Sow moom nag dalal na ñi nga xam ne ñoo di taskat xibaar ya fa ngir topp li nga xam ne moo di jongante waaye nag dellusiwaat ñi nga xamante ne bi ñoo di doomi réewum Sénégal yi nga xam ne ñoo ngi fa nekk si nekkin wu rafet nekk ñoo xam ne ay roy waaye la ñu waral nag mu daal ni woo si ndaje li nga xam ne moo ñu duppee Afro Club ñu teewle ay kàddoom si micro Seykou Seydi. Depuis que l'ambassade est là, nous n'avons pas eu ambassade bi nag comme ni ma ko waxee sànq dëgg la yàggu fi trop wante ñu ngi fexe xool suñu mbokku sénégalais yi nekk fii lim bi ñu am lim bi nee nañu xëy na xaw naa yegg téeméeru sénégalais mais téeméeri sénégalais yooyu ñoom ñëpp bokkuñ fi njëngu liñ ci mën a wax mooy xëy na mën nañ cee ràññee ñett am na ñoo xam ne mooy suñu mbokku ñawkat yi am na ñoo xam ne ñu ngi ay tëgg lañu parce que yooyu dafa nekk ay métiers yoo xam ne bëriwul fii Rwanda donc yu bëri Sénégalais yi ñoom ñoo ko fi def
beneen pàcc bi mooy étudiants yi xale yi ñëw di jàng am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy jóge Sénégal ñëw di jàng fii am na ñun ci jot a dajeel bi ñuy dem ci yenn université yi ak yenn écoles yi am na ñu bëri ñu ci dajeel ñu waxtaan ak ñoom yaakaar naa ne wax dëgg fa yàlla ñu ngi gis seen bopp ci li ñuy def fii. ñetteeli pàcc bi nag moom mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci li ñuy wax organisation internationale yi wala multinationales yi ndax sénégalais ku ko xam ko ci xarañ donc am na ay domaines yu bëri yoo xam ne ay sénégalais pour ma citer ci kenn rek coordonnateur Nations Unies sénégalais la mu ngi tudd Fodé Ndiaye donc ci biir Nations Unies tamit am na yeneen sénégalais yoo xam ne nekk nañ fa ay directeur nekk nañ fa ay responsable ak yeneen ñetti pàcc yooyu daal lañu am ci sénégalais yi te di rafetlu nag seen taxawaay fii ndax bañ fi ñëwee ba léegi mosuñoo dégg benn autorité Rwanda mu ŋañ sénégalais lii am kay mooy fu ñu dem dañ naan yu sénégalais yi de bu ñëpp meloon ni ñoom yaakaar naa ne benn doxandéem du am dans les organismes internationaux qui sont dans d'autres organismes comme des multinationales et cetera et cetera. mais kàddu am Sékou Seydi moo ko taataan foofu sa Kigali xanaa rek leeral ne jongante gaynde yi ci wàllum football bi nga xam ne moom lañu jàpp benn fan ci weeru sàttumbar sa diwaanu Thiès wii ko lay doon li ko waral di mbasum coronavirus waa CAF ñoo nanguwul mbooloo ma daje fa di ab bataaxel ba nga xam ne tukkee na ci fédération sénégalaise bi yor wàllum football si jonganteep Kigali ba jamono ji gaynde yaa jiitu si fukki poñ ak benn waa Soudan du Sud am ñetti poñ ngeen mën a topp ni ma ko junjee léegi jongante ba en direct ci iRadio ak Facebook iRadio mbokk yi jaajëfal leen ci teewlu bi lii la ñuy indoon ci biir jotaay 19h45 ngeen ànd ak ki nga xam ne moo di Soxna Awa Diop seen si kàllaamay nasaraan xibaar yi di wéyandi si www.media.sn